salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokki ñu ngi leen di nuyu saa su ne ñu ngi leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 waaye tey ñu ànd ak suñu naataanga bi nga xamante ne moo di Leadercom TV yaakaar naa di site boo xamante ne réew mi xam nañ ko ñu ngi koy bàyyi xel bu baax mbokki noonu rek lañ koy defee saa su ne di leen daralal ñenn ñi nga xamante ne yéen a ngi leen di xaar wala ngeen bëgg leen gis fii ci Sénégal Buzz ak Leadercom TV tey nag mbokki ñu seet si koo xamante ne kilifa la yaakaar naa réew mi ñu koy xam ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ci réew mi di ci dimbali ay nit di leen ci jàppale mbokk yi tey ñu ngi leen dalal li nga xamante ne moo di Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba dañu koy bàyyi rek mu nuyoo ak ñi nga xamante ni moo di mbokk internet yi sëñ Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. di leen fay aoudu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin sayyidil awwalin allahuma salli ala sayidina muhammadin sayyidil akhirin allahuma salli ala sayidina muhammadin fil awwalin اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين di leen ne dal leen ak jàmm. di ñu nuyu di ñu dalal ak jàmm yaakaar naa ni noonu la nuyoowee waaye it ñu présenté waat ko askan bi nga xamante ne xëy na bëgg nañ koo ràññee bu baax a baax buñ koo xam mu nekk yaakaar naa ci mbir moo xamante ne di ci yëngu ci wàllum faj wàllum li nga xamante ne moo di médecine traditionnelle nekk ci yàgg ci yaakaar naa sénégalais xam ci mu yàgg ci wane li nga xamante ni boppam sëñ Abdoulaye tey ñu dalal la fi nga xamante ni moo di Sénégal Buzz 221 ànd ak suñu naataango boobu bëgg a waxtaan ak sénégalais si sëñ Abdoulaye kan mooy sëñ Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo tukku jeex na. Abdoulaye Diallo tukku bu Serigne Touba. voilà bëgg Serigne Touba loolu di taalibe Serigne Touba. du ma amul soxla ma ko. di Serigne Touba amul soxla ma ko. di yeesalaat sama njëbbal ci moom di yeesalaat aussi li may faral di wax maa ngi koy àbb lamiñam bi mu doon ñaane boromam. maa ngi koy àbb loxam bi mu doon tagge yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp li may jëf. di nuyu sëtam bu baax boobu di sëñ Mourtala ibnu sëñ Fallou di sama xarit aussi di sama buntu ci sëñ Fallou sëñ Touba. yaakaar naa macha allah loolu lu am solo la waaye nga nekk ci nekkin boo xamante ne ci réew mi suñu borom dénk la mën nañ ni dénk na la ab xam-xam boo xamante ne xëy na xam-xamu faj la tey nga ciy dimbali nit ñi di ci jàppale ñi nga xamante ni moo di sénégalais ndax ku ne Sénégal wala àdduna xam ne nit ku ci nekk kuy dox rek am na jàngoro bu ko suñu borom mooñaale jàngoro yooju ngay dimbalee nit ñi lan nga ñu mën a ñëwaatal ci xam-xam bi lu suñu borom def ci yow la wala lu suñu Abdoulaye jàng la. li ma jàng la bon boole ci aussi baaxu yàlla. nit daal loo mënta def mu àgg rek suñu borom la soob quoi c'est tout. suñu borom la soob. comme macha allah xam-xam bi màcc na ba yaa ngi ciy dimbali ak nit ñi te Sénégal. donn ma ko ma rek parce que gëwuma xam-xam bu ñuy donn man daal xam-xam pour man lañ koy jàng. bu doon loolu yenente bi dañ ko ne iqra bismi rabbik voilà parce que moo doon représentant de Dieu sur terre. il était censé connaître tout. fekk kenn jàngulu ko. déjà Jibril mosoon na ne man moom li ko gën a yéem mooy baat bi muy dégg di ko jox aaya yi ak baat bi koy répété c'est la même voix waaye teewul na ñu ne ko iqra voilà donc xam-xam dañ koy jàng waaye fekkoon naa sama baay di def rek may def sama doom am na sama benn doom bu ma jege seen waay la Tidiane booy bi ngeen fekk fii mu ngi liggéey man 5 ans xamul garab benn garab xamu ko parce que du ma nangu muy xam garab yi fekk jàngul bu ko xamee ëllëg bu ma gisul wala mu immigré ci bu àll bi méttee ci moom rek bu moytul day naan day faj fekk jàngul garab yi xamul nu ñuy fajee xamul dosage xamul dara ni ko bëri ñu bëri ñoom la ñuy defee seen bàyyi dañu doon faj rek ñoom ñu yow tamit naan dañuy lancé wi ci loolu fekk jànguñu mais te santé kenn du ko foowee bakkanu jàmbur kenn du ko foowee xam nga donc nit mun na ñëw par exemple jàmbat la bopp bi metti fekk du bopp bi biir bi la bari na ñuy jàmbat bopp bu metti continuellement chaque jour seen bopp di metti fekk ci colopathie la ñu am comprendre nga colopathie boo ko amee ou fonctionnel ou chronique soo ko amee tout le temps da nga am metti du bopp say bët day lëndëm say tànk ci suuf day tànk sa ndigg day metti di la jox hémorroïde di la jox ballonnement di la jox ngelawal di la jox ulcère di la jox reflux gastrique di la jox hernie bu seeree bi continuer sax bu yàgg mën na booy faral di jël 5 kilos voire plus de 5 kilos nga am hernie discale colopathie mooy biir bu métti biir buy seere biir bu tilim mën na la jox aussi rétrécissement sexuel ci góor
jox la trouble érectile jox la faiblesse sexuelle mais pas impuissance sexuelle jóg moom dina jóg peut-être que mu faible wala nga am trouble érectile parce que ñeent yi bokkul éjaculation précoce rétrécissement sexuel faiblesse sexuelle impuissance sexuelle ñeent yi bokkul bu nekk ak ni nga koy fajee bu nekk ak garabam bu biir bi tilimee ci jigéen bi mën na la jox fibrome moo tax ñu bëri ci jigéen ñi di opère fibrome muy ñëwaat di opéraat muy ñëwaat di opéraat muy ñëwaat parce que li doon indi fibrome bi dindiwuñ ko mu ngi mel ni ñu bëri ñu ngi faju hémorroïde ay weer duñu wér pourquoi parce que ki leen di faj hémorroïde garabu hémorroïde la leen jox mais joxu leen garab bi raxas biir bi man bu may faj hémorroïde da ngay faj colopathie dem ay faj colopathie c'est 15 000 boobu adduna bi yëpp xam na ko et macha allah dans toute la médecine moderne dañuy naan c'est infatigable kenn mënu ko faj inguérissable lañ lay wax man benn yoon ngay naan garab bi colopathie bi jeex. si ñi nga xamul xam nañ colopathie yan manifestation lay mën a biir def bi di seere xam ni ngay biir bi di seere ngay am reflux gastrique colon bi gudd wala am nu mu demee parfois sax butit yi ñu bouché ni jox la ulcère parce que boo yàggee di lekk mënul jàll à force mënul jàll intestin ni ñu circulé ni mun na bëgg a jàll du mën a jàll buy dellu rek bët bu bëttee mu jox la góom mu ngi dem ba am ulcère type 3 xool ulcère da ngay màcc ay comprimé ba sonn pendant des années man ma faj ko ci 4 semaines man du ma waat parce que du ma fenkat kuy wax di waat day fen dëgg la colopathie benn yoon ngay naan garab bi ma ne la ou fonctionnel ou chronique benn yoon en 8 heures de temps c'est fini 15 000 ngay fay hémorroïde du ma ko faj tant que raxasuma biir bi ci raxas bi ngay njëkkee nga faj hémorroïde bi 30 000 ça fait 45 000 traitement complet hémorroïde 45 000 en 3 semaines c'est fini c'est éradiqué définitivement même éjaculation précoce wala faiblesse sexuelle du ma la ko faj raxasoo biir da nga koy faj 15 000 nga faj bële 40 000 ça te fait 55 000 tu es guéri définitivement. kon doo gis dafa am commencement. man sama garab puissance du aphrodisiaque ay da ngay naan benn yoon mu jóg wala ñaari fan jeex na non man je traite mu ñëwaat bu fu mu nekkoon canal déférent bi vésicule séminale bi épididyme bi lépp lay faj benn yoon. autrement dit aussi munoo am colopathie am hémorroïde am siti am ngóora ba munul nekk munoo am hémorroïde am siti wala am hémorroïde wala juste am hémorroïde wala am colopathie am diabète nga puissant c'est pas possible. il faut nga traiter loolu ba pare diabète actuellement je suis le seul bu mën a ne mun na ko faj. diabète waaw et j'ai des preuves. ma ne sama agenda ngi nii samay agenda yëpp a ngi fii numéro téléphone yaa ngi nii képp ku fay diabète woo nañ ko. mun nga nag commencer sama traitement diabète nga arrêté da ngay ragal parce que 2 premières semaines booy naan garab bi comme garab bi day génne sucre bi ne ci sidit yi ci veine yi ci yax yi ci yàpp bi ci deret bi il faut am genre ébullition sa sucre day yéeg. c'est tout à fait normal mais yéegaay sucre boobu même boo amoon 9 grammes wala machine bi bind high doo am benn malaise duñ la yóbbu urgence te en temps normal boo amee 4 grammes et quelque dañ la yóbbu urgence. mais boo ko commencé nag boo moytul comme boo déggul communication bi boo naanee garab bi 1 semaine 2 semaines da ngay arrêté nga foone dama lay yokkal musiba. fekk man dama lay génneel sucre bi muy génne ci saw fii lay des boo defee maintenant test capillaire nga def prélèvement capillaire au lieu nga def ultraveineuse mais da ngay gis sucre bi yokk bu dee tu as moins de 4 ans ci diabète mun ngi wér ci benn weer dañuy njëkk raxas biir bi nga faj diabète bi 50 000 wér nga dugg na sama YouTube di ngeen gis foofu des professeurs agrégés yoo xam te ne maa leen faj diabète ñoom ñooy waxal seen bopp man dépassé naa yenn yi tu comprends bu dee sa diabète est entre 4 ans et 15 ans 2 mois ngay faju benn weer bi 65 000 nga fay ndaxte da ngay raxas biir bi faj diabète bi 50 000 deuxième mois bi dama lay may 1 mois diabète nga fay pancréas bi 50 000 parce que day fekk pancréas bi yàqul si ton diabète nag dépassé na 15 ans ba et quelques ba 30 ans 3 mois ngay faju premier mois raxas biir bi diabète ça fait 65 000 deuxième mois mun naa la may diabète bi nga fay pancréas troisième mois tu payes le pancréas 50 000 mais à noter on est au mois de décembre à partir du 1er janvier diabète c'est 100 000 ku mu neex nga ñëw faju ku mu neex nga toog sa kër forcé wu ma kenn
dégg nga bu baax. dégg naa la bu baax. à partir du 1er janvier c'est 15 000 francs départ résultat 100 000 francs diabète. bu dee amoo 4 ans da ngay wér. si c'est entre 4 ans et 15 ans deuxième mois tu payes 100 000 francs pancréas. ou 100 000 francs diabète. diabète. pancréas 50 000 da ngay fay. 150 000 mu neex la mu naqari la wala nga yem seen kër. troisième mois le diabète est déjà guéri en 2 mois même boo amee 15 ans et 30 ans de diabète day fekk 2 mois bi sucre bi jeex na pancréas bi ngay gën a defaraat pour rajeunir ko 50 000 na ko ñëpp déggee nii apprendre waa lycée dama ci sonn nag mënuma nag di fajee diabète moins de 500 000 ñu may këli ça je n'accepte pas. ndax faj bi dafa nekk loo xamante ne. wala état bi ñëw subventionné ma faj. j'ai déjà assez fait pour le peuple. munoo di faj di dem di faj ci ay appartement. bés bi laa doon xaar. dama doon doxaan. c'est-à-dire nax nit ñi bi ñu wér bi ñu xam ne mën naa. je crois j'ai soigné plus de 1000 cas diabétiques. les 14 millions de cas qui sont dans l'Afrique là ñëw ma faj leen. mais je dois y gagner. mag nag du fekk yàlla naa de. nag du fekk yàlla naa de te xam. autre cas. xam nee naa colopathie benn médecine moderne dañu leen naan régime à vie. man ma faj la ko benn prise 15 000. xam nga hémorroïde médecine moderne mënuñu ko xanaa ñu opère la. waaw 15 000 ak 30 000 ngay fay nga weer. hémorroïde. impuissance sexuelle pharmacie boo dem ay aphrodisiaque lañ lay jox nga jóg benn guddi. ma dama lay koy faj en 2 semaines nga amal sa 18 ans. tu comprends. les maladies rhumatismales gisuguñu médecine moderne bu ko mën. hernie discale bu kenn opéré te ñëw leen ma faj leen 4 mois chaque mois 40 000 hernie discale laa la wax de. boo opéré tu as 50% de chance pour être handicapé à vie. mais dama koy faj garab rek ngay naan. imagine arthrose xam nga lan ma koy indi. city. ndoxum city. city le mot là n'existe pas dans le vocabulaire français. oui. city mooy tàngaloo deret bi. di wooloo yukki bi. bu wooloo yukki bi nga am arthrose ngay dégg sax sa yax yi di laalante. ku mënul faj bopp nu muy fajee genn moo tax ay comprimés lañ lay jox à vie boo amee ay polyarthrite rhumatoïde ay corticoïdes lañ lay jox pour calmer les douleurs à vie. man dama la koy faj en 4 mois. nerf sciatique 3 mois nga wér mois bu nekk 40 000. rhumatisme entre 2 et 3 mois nga wér. kii di mieux kii te sama kër amul fay ticket amul fay consultation mais nag rang la. ministre yu président yu nga doon qui que ce soit tout le monde tous je dis bien tous se valent devant moi. macha allah ku ñëw da ngay ram. loolu lu am solo la waaye tamit comme que développé nañ ci ñaari feebar yi nga xamante ne xëy na bokk na ci lu solo sénégalais mi colopathie bi nga xamante ne développé nañ ko sànq ak li nga xamante ne moo di diabète bi waaye mu am beneen feebar boo xamante ne sonal na sénégalais lool te nit ñi tamit jaaxle nañ pour xam fa la ñu war a mujjee saafara si muy hépatite B. hépatite B tamit bokk na ci lu sonal réew mi sëñ Abdoulaye. hépatite B mun naa ne 70% de la population dañ ko am. koo gis rek muy gaaw sonn. articulation yi di métti. yaram bi de tàng. na dem consulter wu na dem def prélèvement. soo ñëwee naa la faj avant 6 mois laa ko doon fajee. mois bu nekk 50 000. mais yàlla ci mbaaxam parce que nag li may def dafa am maye aussi. je le reconnais. loxo Sëñ Tuubaa ngi ci. te duma ko jiñ fenn. dama doon faj en 6 mois mais léegi dama constaté xam nga lii ma lay wax nii kenn du ko jàng à l'école. dama constaté ne que cœur ak foie dañuy nëbb deret boo xam ne day génn chaque 45 jours léegi 6 mois yi bu pare deret boobu bu génnee bu infection hépatite day laalaat yaram bi moo tax léegi ma dem ba 8 mois premier mois tu payes 15 000 colopathie ak benn mois hépatite 50 000 ça fait 65 000 deuxième mois 50 000 troisième mois 50 000 quatrième mois da ngay raxasaat biir bi 15 000 jël traitement 50 000 cinquième mois 50 000 sixième mois 50 000 septième mois 50 000 huitième mois 50 000 ça fait 430 000 tout le traitement à prendre waa laisser aussi. mais ñi nga xamante ni tey xëy na hépatite B boobu noonu ñu tudd léegi sonal na leen yan façon affaire yi nga xamante ne moo mën a joxe jàngoro jooju pour sénégalais gën cee bàyyi xel. dinaa wax ñaar yëpp. li koy joxe ak lu ñuy moytu. lu koy joxe. ak lu ñuy moytu. ak lu ñuy moytu. sueur mën na ko transmettre sueur. weccoo kudd. weccoo kaas bi ñuy naanee. rapport mën na ko joxe. crevette da koy joxe crevette yi nii. tout ce qui est fruits de mer da koy joxe.
Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag nee woon na bàyyi leen di naan di taxaw wala di lekkee càmmoñ day joxe maladie de foie kooku Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam signal na ko bu yàgg donc nañ ko moytu te tey aujourd'hui presque tout le monde mange avec la main gauche boo demee restaurant nii nga téye couteau bi fourchette main gauche nañ ko bàyyi nañu moytu tout ce qui est fruits de mer nañu moytu suppu kànja nañu moytu ataaya nañu moytu café nañuy màcc limon lu bëri nañu moytu tout ce qui est gras nañu bàyyi beurre fromage mayonnaise nañu bàyyi gerte même siti ku am siti da ngay bàyyi gerte am na siti yoo xamante ne da lay jox envie gerte est-ce que xam nga am nay femmes yu bëree bëri yu mënugul am doom fekk siti moo leen tere am doom suñ demee ci fenkat yi ñu leen di naan ay rab la du rab siti am na noo koy amee day perturber sax say règle sa jëkkër du soo leen sëyee ndox bi day génn day mel ni beurre boo def ci poêle bu tàng day seey siti nag mooy joxe azoospermie mooy joxe nécrospermie mooy joxe oligospermie mooy joxe téranospermie léegi nag même sperme la plupart médecine moderne mënuñ ko faj parce que du ñu faj origine bi il faut nga faj borom siti ba pare nga faj 7 pathologies ñooy faral di am ci spermogramme azoospermie asténospermie oligospermie téranospermie nécrospermie hypospermie hyperspermie boo ci indi ma fajal la ko ci alxuraan bi sax am na loo xamante ne si tous les médecins du monde avaient dit que doo am doom am na saafara bu ñu lay bindal nga naan ci sa jabar naan ci balaa ngeen sëy 1 heure de temps incha allah di ngeen am doom et rappeler aux gens que surtout les femmes 13e 14e jour nga mun a amee doom xoolal fii 1 2 3 baaraam bi fii 1 2 3 1 2 3 1 2 3 fii 1 2 la donc ça fait 14 fii pareil 14 et 14 ça fait 28 ça fait le cycle de la femme jigéen bu commencé gis rek fii lay compter 1 2 3 4 4e jour bu setee 5e jour du ëmb 6e du ëmb 7e du ëmb 8e du ëmb 9e du ëmb 10e 11e 12e fii yëpp du ëmb donc du début jusqu'au 12e jour du ëmb 13e jour 14e jour lay ëmb 14 et 14 ça fait 28 le cycle de la femme même Touba c'est 28 moo tax ma kontaan xam ne seen émission bi dina jaar yoon je suis heureux de vous recevoir chez moi xaw ma di ngeen ñëw bi may ñëwaat ci kër gi maa ngi jógee sama benn kër franchement vous m'avez surpris mais su ma gisoon numéro oto bi ngeen garé 028 du ma leen recevoir xam nga peut-être yéen xamu leen sax seen numéro oto 28 bi mooy Touba moo tax ma fier ci li mu leen di recevoir te ba pare nag mu nekk oto bu weex gisoo même saar bi boo koy jëfandikoo doo pauvre doo manqué dépense doo manqué ration di nga am ay terrain waxuma nag ay kër di nga am ay béy ak ay xar di nga am valeur dinañ la ragal di nga gagné say concours di nga am or di nga am xaalis mooy gis nga li ilaafi Qurayshin li ilaafi Quraysh li ilaafi Qurayshin ilaafi rihlat ashitaay wa sayf falyabudu rabba haadha al bayt alladi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Il y a 14 mots. Et le comble de tout ça, bon, les harafi lettres, ça fait 79 lettres. C'est 158 divisé par 2, qui te donne 79. 158, c'est Allah Muhammad. Allah Muhammad, c'est 158. Allah étant 66, Muhammad 92, boo ko additionné 158 lay jox. Iyyaka na'budu sax 158 lay jox. Galbu et kabat, xol ak res, 132 et 26, 158 lay jox. Donc li ngay ñaan yëpp mu ngi nii. Tu es l'image typique de Dieu. moo tax yàlla nit doomu aadama mu warul suufe boppam. comprendre nga. loolu laay faral di wax nit ñi. ñëw seet yàlla bi ne ci man. man ma gis yàlla bi ne ci man. yàlla bi ne ci yéen. ne venez pas à moi parce que man mun naa dara. man je n'ai qu'un cœur pour vous écouter. C'est pourquoi je ne reconnais pas les patients. Parce que je ne les regarde pas par les yeux. Je les écoute pas par les yeux, je les écoute par le cœur. Et Dieu pour vous guérir. mu ngi nii ñu bind ko. boo yegsee boo liiree règlement intérieur bi di nga ko ci fekk. yaa ngi may dégg bu baax. yaa ngi lay dégg bu baax. moo tax du ma fay ko ticket may kan ba fay ko ticket. wala ay consultation privée loolu ay fen la. aw ma temps téléphone nag. téléphone yi yéen a ngi noonu bind ko ci écriture bi. léegi téléphone yi c'est les secrétaires qui répondent. man je me défends d'avoir une intimité avec les patients. gisoo ñu bëri seen jabar yi dañoo feebar wala ñoom ñu nekk extérieur ñoom ñu feebar wala seen jabar yi nekk fii feebar mais dañ leen di ragal sax yónni ci fajkat yi parce que bëri na ay fajkat yoo xamante ne ay fenkat lañ duñu ay fajkat
ça c'est de ay doxaankat lañu nga yónni leen seen jabar ñu def naka sa dund moom. man awma sax bureau fii ci bayal laay recevoir sama ginnaaw sama jabar sama doom moo nekk sama ginnaaw ci garab yi. sama jabar moo nekk à ma gauche moo yor téléphone bi. ci bayal laay recevoir ku taxaw ci balcon bi dégg ku nekk ci kaw dégg je m'en fous. je n'ai rien à cacher. man feex naa ba pare tekki naa ba pare. li ma tal tey. liggéey sama bàmmeel. dara gënu rëy jaam yàlla ko faj nit ñi ñuy wér. lu mu mënul nag je n'hésite pas man du ma faj rein. du ma faj tension. damay faj AVC nag. AVC ñaar la. boo xamante ne seytaan la daaneel. boo xamante ne aussi tension moo la ko def. bu tension demee ba daaneel AVC nga paralysé mun naa la faj. defal la 1 mois AVC 40 000 ngay fay 2 mois AVC ak nerf. am na ñuy dem ba 3 mois ba 4 mois. parce que parfois yax yi il faut ñu defar leen. xoolal rab par exemple ñun dañ koy faj à 30 000 francs. duñu la laaj sarax. duñu rendi ñun. dañuy imposer 30 000 rek ñu tudd 30 000. te fii amul kenn ku ñu naan saraxel indi sa sarax déedéet yow yaa war a saraxel sa bopp. ay yónni ma na nga ma saraxal loolu day fen waaye sa sarax xar la indi ko. jox ma 200 000 ma jënd nag. wala 500 000 ça c'est du n'importe quoi c'est de l'arnaque. nit mooy saraxal boppam. xoolal papier pour nga am carte séjour à l'extérieur 35 000 lay laajte te boo laalee affaire bi 21 jours nga am papier fii 1 million lañ la laaj te doo gis dara parce que àndul ak yàlla. ñoom business sur business. business sur business. bu ñu génnee tuuti ci cadre faj boobu noonu ñu ñëwaat tuuti ci wàllum xam-xam bi parce que ni ñu ko waxee sànq du loo doon du loo nit jox mais loo jàng la parce que tey gis nañ fi ñoo xamante ne li tax sénégalais amatuñu confiance ci fajkat parce que dama kaa doon wala lu ñu ma wan la te bu ñu demee ba si bu ñu gis bi nga xamante ne tey moo wala ñii di def asrar sax dañuy dóore man dóorkat laa woon man. man dóorkat laa woon au Gabon. dama doon asrar comme ñëpp dama doon ñaan laate. dóorkat laa woon bàyyi naa dama dem jàngalu dama xamoon ne j'avais un don. parce que loo bëgg jëriñu fa nga jàng ko dama xamoon ne j'avais un don. après j'ai fait un retrait spirituel de 7 ans. dem jàngi 8 ans médecine. baalu yàlla ak 7 ans. man mun naa ne bi ma commencé liggéey ba léegi lekkuma dërëm bu lewut. au passage je signale que extérieur ñi fa nekk. yow yaa yónni seen nit mu ñëw jëlal la garab bu la neexee nga wax ak secrétaire yi ci WhatsApp li nga bëgg. dans la plus grande discrétion ki nga yónni bu ñëwee sa tour rek la ñuy jox ak sa numéro. ñun xam nañ li nga wax moom mooy indi xaalis. mu fay jëlal la garab ñu yónni la ñu fotol la ko WhatsApp ñu automatiquement avant muy génn fii nga xam te médicaments comment ils sont lan lañ la yónni ak mode d'emploi bi. bu kenn yónni si ñun xaalis bu kenn yónni ci sama benn employé xaalis. déjà am na benn waay boo xamante ne sama benn employé bu tuddoon Manu. daf ko duut 250 000 ci traitement hépatique. daf ko duut rek ñëw jël bagage am daw. actuellement la gendarmerie le cherche. comprendre nga. man kenn du yónni ci man xaalis. ku leen ne yónni jàllo xaalis billaahi day fen. jàll waxu ko. waxuma ko. dëgg la. man du ma fajee noonu. il faut mu am traçabilité. yow yaa yónni nit bu yeboo nit ki nga bañ ko wax li nga feebar wax ko secrétaire bi. waa ji bu ñuy présenté dañ koy jox. tekkiwul ne nag wax nga ak ñun rek dañu jox garab bu ñëwee du rang day rang comme tout le monde. bu numéro sama kër gi sax coow bu bëri amu fi. même booy sëq di nga xam ne nga sëq ñii di ñëw fi xam nañu bu baax de. man je suis pas ce genre de gars là de. non. man je suis quelqu'un qui porte des œillères comme un cheval. du ma xool gauche du ma xool droite du ma ci kanam rek lay xool. et je suis hyper imperturbable kenn mënu ma la jël amul mbindee foog naa buy ñëw fii taxaw sama kanam nga yéem. xam naa ay ministre xam naa ay grandes personnalités ñoom ñëpp faj naa leen mais kenn du ma ci yem. doo ñëw parce que tu es riche wala tu es millionnaire wala parce que une autorité nga bañ a fay garab wala nga fay ma lu ëpp non soxla ma sa xaalis li may fayee ko loolu laay fayee ko man lenn laay wër sama àdduna tëdd nelaw ba yan lool fekk yorul ma kenn por sama bàmmeel bii kenn gën a ma ko bëgg xaalis bu tilim du tax mu bañ a tàlli sama bàmmeel xalaatuma ko parce que li ma dund dootuma ko dundaat te bu dee tëdd na am naa ay kër am naa ay oto am naa jabar yu xale yu ay dooma yu macha allah ça va yàlla mënoon na ma tu sais que j'ai fait 3 fois l'accident et 3 accidents yi ma def yëpp c'était mortel
yàlla wan na ma bopp. yàlla wan na ko boppam loolu tamit xëy na macha allah. su ma ci demoon ànd ak fen nag. c'est fini je vais directement à l'enfer. te lii day jeex. dëgg la. bëgguma dundal sama yaay sama papa wala samay doom wala samay jabar lu lewut. man dépasse naa loolu. loolu lu am solo la mais bu doon tey message boo xamante ni tey laataa ñu ñëwaat ci suñu yeneen question looy lancé ñeneen ñi nga xamante ni tey duñoo toog comme place bi nga xamante ni da nga fa toog di faj di wax nit ñi naka sudul noonu wala leneen ban message nga leen di lancé ci seen diggante ak nit ñi ak seen diggante ak yàlla. sama yoon ñëw ci. ku ñu nax yaa nax sa bopp. sa doom sax bu am 5 ans boo ko fenee xam da nga koy fen. ku toog wax fen nit ñi xam nañu fen la. ku yow Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na seet dafa xaram. boo demee ne nit seetal ma bu la seetal bu la seetal yow boo jullee 40 jours yàlla du nangu. yow ngay dem dinaan nit seetal ma. muy naan boppam sëriñ la yow nga nangu mu seetal la xam nga ne ki day fen. yow yaa nax sa bopp. ba pare di laaj ay sarax pour nga indil ko. deuxièmement yooyu nit ki daf la laaj sa tuur laaj sa tuur yaay xanaa seet bi mu noon gisul man maa daq seet ci monde bi du ma seet. moo wax jox la benn preuve. dem leen YouTube ngeen déglu émission yi ma def Kolda avec Sega Pam en 2016 dama doon toog ci tableau RTS di joxe résultat euro million en direct. tey par exemple lundi suba mardi euro million am na wala tey le jeudi suba vendredi euro million am na ma toog plateau di naan 5 chiffres yi ñooy génn ëllëg du ay lekkatu xaraam lañu rek nañu xool résultat euro million. le minimum cagnotte bu gën a tuuti 20 millions euros la ça fait 1 milliard 356 millions ko xanaa kay tekki nañ. balaa ngay naan da ngay ñaanal nit moo visa kay wutal sa visa nga dem Europe mën nga seet nga joué nga euro million nga ñëw en une semaine tu es aisé. Il y a des choses c'est des mensonges yàlla ne laa ya'lamul ghayba illa Allah ngeen bëgg a fenloo kenn xamul lu ne bu ko dul yàlla. nit taxaw di naan man mën naa la xam. c'est pas vrai foofu la tonjee wala kenn kii koo xamante ne amul sax fu mu toog fekkoo ko sax ci yow sa kër sax moo dàq këram. ne la il peut te rendre riche. et waaye balaa nga laax jaay laax lekk nee naa dóorkat laa woon te dama amoon xam-xam nag. asrar macha allah kenn raw ma ci asrar je te jure mën naa ne raw ma ci asrar yombul de. raw ma ci asrar yombul tey ci yii laay def maraboutage ku bëgg a concours wala examen te 10 000 doo ngay fay. concours ñu citeel ko nit ñi. examen concours 10 000 ngay fay. kiis ci laay def maraboutage kiis mooy neexalu xel kiis. parce que dama dem ba seetlu ne nit ñi jàngatuñu. ñu ngi ci internet bi. seen xel yi dañoo dëpp de. je préfère ma liggéeyal sama réew. par la jeunesse. ma leen jox kiis à 10 000 loo xamante ne nag lañu doon fayee. élèves yi mën a jàng ëllëg ñu intelligent yu réew mi. parce que dans 40 ans on est foutu. à l'heure bii. Kenn amatul bagage intellectuel ci jeunesse actuelle. troisièmement entente entre couple bu déggoowul. wala famille bu déggoowul fii laay defee maraboutage. ku soxla ay papiers extérieurs. ku soxla mariage. bu dee da nga am rab ma faj la rab ba pare doog laa defal benn mariage. wa ilaa ma bind saafara boobu ma waxoon sànq ku mënul fexe ba am doom. wala ngóora boo naanee garab yi parce que mën nga naan garab yi ngóora bi dëgërul am na saafara ngóora. mais foofu tamit bëggoon naa ñu dugg fa. waaw mais yow problème ngóora boobu noonu parce que yaakaar naa ni bëgg naa ñu tëjee ko parce que ñu ngi woyal sànq ba léegi parce que nekk na problème boo xamante ne sonal na nit ñi trop parce que da ngay xool ku ci boo nekkoon mag lañ ko daan bàyyi xel ci yow mais léegi ndaw ñu la sonal. parce que lekk yi baaxutul. kii magie bi. astafurlah je fais la publicité. bouillon yi. ataaya kenn du ci def naanaa di ko bàyyi muy bax. naanaa kenn du ko baxal day rey góor. biir yi dañoo tilim kenn du leen raxas. alors que chaque 3 mois war nga raxas sa biir. xam nga am na ay gars yoo xamante ne ñu ngi Europe di ma yónni 6 millions soit 400 sachets de colopathie par mois. dañuy for ñoom a gën a muus. xam naa recherche médicament bi la ñuy wër. pour xool lii dindi colopathie mais man sama colopathie 5 composantes la. 5 composantes 5 garab yi ñoo niroo odeur ñoo niroo couleur. xam ni doxuma soo leen di jox 400 sachets par mois xam na ce que je fais. ils ne vont jamais découvrir cette plante là. ces plantes là bon. mais ci impuissance sexuelle bi ñu nekkoon sànq. lan moo ci mën a dimbali jeunesse. ni ñu bàyyi aussi di masturbé wu. masturbation loxo dafa am tooke. day téye sa loxo rek sa awra day wàññi puissance loxo bi dafa am tooke. dafa am tooke. cité ngi fii.
xorom bi on mange 10 grammes par jour. On mange 6 grammes par jour, voire 10 grammes par jour de sel, là où les blancs mangent 2 grammes. Trop de paramètres, hein. mënuma ko citer fii. macha allah. di fooye sa ndaw. di xool ay porno. bokk na ci lu sonal ndaw ñi. di leen teel a jox li nga xamante ni moo di feebaru tëleeg yooyu. et puis xale yu ndaw yi ñooy jël aphrodisiaque léegi. ko amul 25 ans looy demee pharmacie di wut ay garabu ngóora. waaw yow tu es puissant déjà. looy ut di mel ni fas. xam nga biologiquement yàlla dafa sàkk nit ñi pour bu ñuy def sexualité ñu gaaw a daanu. reproduction bi la yàlla soxla. de base c'est comme ça. mais après tout se passe dans la tête. stress sax day joxe impuissance. damay bañ di wax yenn yëpp sinon dañ may TikTok xam man waa TikTok moom dañ maa yeb lu ma wax ñu TikTok. dëgg la ñoom moom dama leen saf. waaw mais kuy def lu baax saf ñëpp. mais dañ may wax rek man moom je ne regarde même pas ça j'ai même pas le temps. toutes les émissions que j'ai faites j'ai jamais réécouté ça. jamais. mais boo ma xoolee sama 5 ans de communication yi j'ai jamais changé de phrase. je suis toujours le même. ci ñaar yi laa changé. diabète au début da ngay dem di gën a mën a faj diabète au début je disais 1 mois. mais damay xam ne ndekete ku nekk ak complication. hépatite 6 mois laa doon wax ne day wér léegi maintenant je suis parti jusqu'à 8 mois. waaw faj bi nag da ngay dem di gën a xam. xam nga arthrose ak oom yu métti ak oom yu néew par exemple bokkut. am na ñoo xamante ne éléphangia la ñu am. tànk yu néew ba nga xam ne mënuñu sol ballon yooyu yëpp da nga koy faj. am na ñoo xamante ne seen xuur yi ñuy néew comme ballon. bu la opère ñoom ma faj la ko bari ko sax bu la opère. en 2 mois je te sax xoolal drépano ASS yooyu yëpp da nga koy faj. maximum 4 mois nga wér. kii di mieux. faj mu wér laa wax ah. macha allah. règle bloquée. règle yu métti. règle anormal yooyu dañ koy faj. macha allah mbokk yi loolu lu am solo la. fibrome kyste hernie inguinale hiatale discale. mais sa wàllum faj tey ba tey ñu ngi wax ci yi nga xamante ne moo nekk ci nit mais dégguma ci tey benn point bi nga xamante ne xëy na ñu bëri dañ koy faj. ci mel ni wàllum rab wàllum jinne. wax naa la ko je t'ai même dit que je le fais à 30 000 mercredi rek nag laa koy faj. AVC ak rab moom mercredi kese. parce que je dois porter du rouge. dans mon accoutrement il faut qu'il y ait du rouge. et je vais pas m'habiller comme tous les jours rouge ah. man damaa bëgg a solo. pourquoi rouge boobu. waaw wala secret la rab loolu la laaj rab il faut du noir et du rouge. même jigéen bu am rab faru rab buy sol slip rouge foulard rouge. rab bi du ko mënal dara rab bi day mer sax da koy def en mauvais état. rab nag jigéen bu bëggee éviter rab day bàyyi di ree di xàkkataay day bàyyi di bañ a muuru boppam. day bàyyi di génn fajar gi ak tisbaar bi ak boppu timis. il faut éviter tout ça. macha allah. ñi xam dëgg duñu takk jigéen bu rafet parce que xam nañ ne ni ko ñëpp di gis di ko bëgg noonu la ko rab yi di bëggee. ah bien oui c'est des créatures. ils font le rôle c'est comme li may wax rek feebar tamit créature la dafa war a def rôle am. maintenant toi de jouer le rôle d'humain nga faju. c'est juste ça. sëñ Abdoulaye yaakaar naa damaa sonn doo leen arrêté seen émission bi. kontaan nañ fa laa doon jëm ak yow ndax xam naa ni ma la gisee ni moom waxtaan fa yàlla jotaay bi yaatu na neex na ndax li ñuy waxtaan lépp rek njëriñ la si ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel ak rawatina mbokk internet yi nga xamante ne ñoo bàyyi seen xel toog di seetaan li nga xamante ni moo di émission bi ndax ni ñu koy waxee rek lépp lu leen fi génneel rek loo xamante ne di ngeen ci jëriñu ñu partagé ko ak yéen bokk ak yéen ngir dimbalante suñu biir yaakaar naa ni loolu bu ñu ci toogee du ñu si doyal waaye temps bi tënk nañu rek dañuy la bàyyi rek nga def li nga xamante ne mooy dernier mot yi. léegi moom ñëpp xam nañu Diallo international. Diallo international man étranger ñi may faj étranger ñoo ëpp ñi may faj. waa diaspora bi kenn du ñooñu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Amérique may faj seen diabète yi seen problème rhumatismal yi. Syrie macha allah Europe. maa ngi di faj sant yàlla tubaab yi sax léegi maa ngi di faj docteur yi sax léegi dañuy yónnee patient. billaahi macha allah. sant yàlla. doon li sant yàlla bu baax a baax a baax. dernier mooy lan ngay tëjee. sant yàlla. yal nañu yàlla jéggal suñu bàkkaar yal na yàlla tapp xol yi ci yàlla yal nañu liggéey seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin amiin amiin. ku nekk na nga xam ne fi nga nekk yaa ngi nekkal ñeneen ñi.
Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñoo bokk ndey bokk bàyyi. Voilà quoi, l'unicité. On est un grand pays. On est une grande nation. Et ouais, bu ñu fooyee loolu. Sénégalais c'est quelque chose d'important. ñun rek ñoo am Sëñ Touba. ñun rek ñoo am Maodo Malick ñun rek ñoo am Cheikh Oumar Foutiyou Tall. ñun rek ñoo am Seydina Limamou Laye ñun rek a ko am. Faut pas qu'on minimise ça. ñaa ñu bàyyi di critiquante des critiques inutiles là. dóorkat aussi na ñu bàyyi di dóor nit ñi wala nga faj nga doubler maladie bi non seulement fajoo ko mais feebar loo ko ci poche am. yàlla kese fi ne. leneen amul lu dul yàlla. wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin. wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin. jërëjëf mbokk yi ñi nga xamante ne yéen ñu doon bàyyi xel ci jàkkaarloo ak bi ñu jàkkaarloo woon ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba nii lañ leen koy defalee rek saa su ne di leen génneel ñi nga xamante ne yéen a ngi leen xaar fii wala ngeen bëgg di jàkkaarloo ak ñoom di si jëree li nga xamante ne moo di njëriñ noonu la ñu ko dalalee woon fii ci Sénégal Buzz 221 ànd ak suñu chaîne bu mag boobu noonu di koy doxal mbokk yi di kontaan bu baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.